lañ ca waroon def nañ ko ca bañ ko waree def te aajowul ñu koy jéebaane wala ñu koy wax ci kaw. dafa fekk nag kilifa diine moom orma rek lañ ko warlul. am na loo xam ne bu naree xotti orma suñu waxee ci suuf yem ca waaye ku bañ a dégg ba mbir mi tàng sa loxo yi di nga dellu si ñoom bu war leen. kon ñu leen di gërëm ci taxawaay bi di gërëm kilifa aada yi bu baax tamit di gërëm ñi fi teew ñëpp ñii fi nekk ñëpp amul kenn koo xam ne politique wala parparloo moo la fi andi. amul kenn koo xam ne li nga daj ci fan yii parparloo moo tax waaye ñi fi teew ñëpp leen tax a jóg ba tax ñu daj ci lu ma ci dajul man mooy Sénégal yitte gi ñu am ci Sénégal patriotisme ak am certitude ni dañu war a taxaw ngir réew mi dañu war a taxaw ngir ëllëg dañu war a taxaw ngir suñu doom ak suñuy sët. kon ñoom ñëpp dama leen di gërëm man personnellement waaye dama leen di gërëm ci turu peuple sénégalais ndax peuple sénégalais la ñu taxawal nañu Ousmane Sonko ñi fi jóg ñëpp nag sonn ci bu doon jëm Ousmane Sonko rek peut-être 10% yi dinañ génn wala 15% yi bu kenn naagu ba foog ni yow yaa tax sénégalais yi génn déedéet li tax lii am mooy yéeg-yéeg bu kenn ku nekk am ni suñu réew suñu askan mi ngi traversé ay moments yoo xam ne bu ñu seetaanee ba mu demee nenn rek defe naa dina rëcc définitivement. kon maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ci turu peuple sénégalais bu loolu weesoo may sargal jigéen ñiit ndax gis nañ seen taxawaay ci xeex bi te tey dañ leen ko mandargale muy journée 8 mars jigéenu boor bu nekk nag du jigéenu Pastef kese jàpp nañ fay jigéenu Pastef gis nañu seen dëgër laay ak seen muñ ak seen xeex ba fi mujjee waaye jigéen ñi taxaw jàpp ci xeex bi ñi ma mën a lim ak ñi ma mën a limul defe naa Adja Yacine ngi ñuy toog sama wet sama avocat ay dëmboo ji gi ne lañ ñoom may mën a busu ak keneen su ma leen doon lim kay lu jeex ñoom Aïssata Sabara ñoom nu mu tuddati Maam Jaara Faam ñooñu ñëpp nag ku ma limul rek bu mu ci mel ñu delloo leen dugal leen ci journée bi di leen jaajëfal bu baax mbokk yi li xew ci réew mi doy na waar li xew ci réew mi ah def naa ñoom Decroix ñooñu ëpp expérience foofu ñooñu fi gën a yàgg waaye gëw ma ni lii fi xew mës na fee xew ci Sénégal du événement 63 du événement yi ko jiitu du 68 du 2000 du 2012 88 93 ba tey jii defe naa lii xew ci Sénégal mos fi xew ba tey jii Sénégal mooy numéro 1 ci actualité mondiale journal boobu bi Sénégal mooy numéro 1 ci actualité mondiale kon loolu du lu tuuti il faut que ñun Sénégalais ñu mun koo natt xam lii li mu doon ak lan la war a marqué ci suñu histoire réew parce que su dee mënuñu ci jël ay jàngat waaye gagné ci ay points ba lii dootul am ci réew mi bu boobaa defe naa dañoo sacrifice yi dootul jëriñ dara ñi seen bakkan rot ñi si gaañu te ñu bëri ñeneen ak ñeneen defe naa dootul jëriñ dara kon bu ñu waxee loolu dañuy delloo njukkal ni ma ko defee ci ñi nga xam ne seen bakkan ron na ci te dinaa ci dellu si ma def ko ci ñi gaañu ndax ñi gaañu bëri na te am na ci ñoo xam ne gaañu yu xaw a garaaw la di ñaan yàlla rek mu bañ a weesu foofu di leen delloo njukkal ndax mbir mi ñoom ak du ñun di ci def nag di ci jagleel ngërëm bu particulier ñi nga xam ne mooy ndawu Sénégal yi
la jeunesse sénégalaise di leen delloo njukkal bu particulier. Nous avons une jeunesse formidable. yàgg nañu wax ndawu Sénégal yi nii ndawu Sénégal yi nële déedéet suñu jeunesse dañu am avance ci ñun li ma gëm mooy suñu jeunesse dañoo am avance ci ñun te taxawaay bi ñu taxaw wane na ko ndax ku dem di jàmmarloog alkaati mu yor arme yor lu mën a rey yor lu mën a gaañ yow yoroo lu say loxo te defoo ko parce que da nga am dërëm booy xaar ndax am na ñu féete beneen fànn ñu leen di jox xaalis pour ñoom ñu dem rey faat ay bakkan yow defoo ko ngir dërëm boo xaar waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en jeu kon ngàcce gaalama jeunesse sénégalaise boobu te ñu leen di wax ni day door rek bis ni ki tey na ngeen xam ni réew mi seen réew la décision bi seen décision la ñun acteurs politiques yi si seen waaw la ñu war a doxe yéen la ñu war a déglu kon bu leen nangooti di seetaan ba mbir mi egg foo xam ne buñ ko waree récupérer sax li muy yàq di boo moytu dina ëpp liñ ci mën a jële te loolu naa ci dellu si kanam yi ma wax nag nii ñooñu ñëpp nag nga xam ne sonn nañ ci mbir mi même ñi toog seen kër di ko naqarlu même ñi yor seen kurus ak seen sijaada di ñaan bu ma nekkee fii tey di waxtaan ak yéen xam leen ni yéen a tax ndax bu ngeen amuloon taxawaay boobu waxuma la tey jii waxuma la àjjuma bii passé waaye lundi 8 février laa waroon nekk Rebeuss kon tey fii du ma toog di wax ak yéen kon bu leen kenn gëmloo ni dañ ñoo may faveur mais ñu waaye seen taxawaay li mu firndeel rek mooy li tubaab naan la souveraineté appartient au peuple mooy kàttan dëgg sañ-sañ dëgg ci biir réew askan bee ko moom kenn moomu ko ñoom dañoo faral di wax loo wax ñu ne la force reste à la loi restera à la loi waaye la loi mooy le peuple la loi du député la loi du Macky Sall la loi du Antoine Diome la loi mooy la volonté populaire ku dem nag ba sàggane ko foog ni loi yi ñu voté te peuple bi voté ko mun nga koo jalgati di ko teg ci kaw nit ñi peuple bi dala koy fàttali te loolu moo leen dal tey kon taxawaay boobu ngallaawaay bu mu dañati Sénégal bu mu dañati parce que li ñuy wax les grandes démocraties boo gisee njiit yi am lu ñu sañul foofu mooy askan wi dafay taxaw jonn di leen surveiller saa suñu commencé génn rek nit ñi génn ne leen lii duñ ko nangu ñu dellu si waat kon ñun ñëpp nañu am taxawaay boobu bis ni ki tey ma wax tamit nii ñii nga xam ne ñi ngi ci kaso yi tey lu ëpp téeméeri nit ñi ngi ci loxo Macky Sall ñii Tambacounda ñii Kédougou ñii Ziguinchor fii Ndakaaru ba Saint-Louis Tivaouane fu nekk jàpp nañ fa ay nit ñoo xam ne sàccuñu wurujuñu laxasuñu ay billets détourné wuñu xaalisu réew mi seen crime mooy dañoo manifester te constitution moo leen jox droit ñu mën a manifester loolu ñu ngi masawu ñooñu waaye di leen xamal ni duñ leen seetaan te dinaa ci ñëw bu si kaname di masawu it ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen alal parce que dégâts matériels yi bëri na loolu du woon cëslaayu mbir mi ñi jóg di manifester duñu ay bandi duñu ay saay-saay ay nit nag mën nañ cee rax waaye loolu taxu leen woon jóg te it suñu xeex jubluwuñu ko ci askanu sàngam wala réew sàngam du loolu mooy suñu xeex waaye dafa fekk da am fu mbir di toll lépp mun na cee jaxasoo lépp mun na cee am waaye loolu du woon cëslaay bi parce que ku bugg a yor réew ak ku bugg a defar réew doo toj alalu jàmbur doo yàq oto jàmbur doo toj kër jàmbur kon loolu ñu ngi koy masawu bu baax it ñi mu dal di masawu njabootu ñi ci faatu di leen jàll te bu soobee yàlla
dinañ góorgóorlu ba kenn ku nekk ñu def suñu délégation ñi fi nekk ñëpp dox ñëw jaare si leen di masawu njabootu ñi gaañu lañ ci mën ci taxawut nañ ko def di masawu njabootu ñi nga xam ne tey caabi féete na leen gannaaw wax leen it seetaanuñu ñooñu ndax gannaaw bu ñu jëlee avocat yi leen war a défendre kenn ku ne ñi ngi góorgóorlu ci lañ la mën a jàppale ba doo tumuranke wala sa njaboot du tumuranke waa mbokk yi lii lépp lan moo ko waral lii lépp ci ay tiis yu dal ci Sénégal lan moo ko waral li ko waral mooy li tubaab di wax cupidité ak boulimie du pouvoir mooy xiif bi nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal xiif nañ ko nguur ak yaakaar nit ñoom dañu war a mun a yor nguur gi toog fi ba faw lii répp looloo ko andi moo ne de ay at ci gannaaw loolu la ñu xeexoon ba ay bakkan rot fi li andi lii mooy nguur gi ñu teg ci loxo Macky Sall ne ko jox nañ la suñuy moyen jox nañ la budget jox la administration jox la justice jox la armée jox la lépp loo soxla la ñu bëgg mooy nga defar réew mi la ñu bëgg mooy ndaw ñi am liggéey la ñu bëgg mooy nit ñi faju la ñu bëgg mooy tale yi baax Macky Sall wëlbati loolu lépp jël ko mu doon doole bu muy jël di ko teg ci kaw citoyen yi muy kuy politique muy kuy mouvement citoyen muy kuy société civile ku ne d'accord ak Macky Sall rek teg na doole boobu sa kaw loolu moo ñu andi ci lii mu ànd ci ak ay nitam yoo xam ne duñ ko wax dëgg bal sax boo moytul ñoo ko yées moom ci boppam ndax lii am lépp nag acteurs yi bëri na de waaye li ci ëpp acteurs yu ndaw la boo ko doon seet ñeent ci acteur la muy Macky Sall Antoine Diome Malick Sall ak Bassirou Gueye ñeneen ñëpp ay suq lañ yoo xam dañ leen di defloo ay ancien directeur du domaine ak ay avocat ak ñooñu yëpp dañ ay pion lañ waaye ñeent ñii musiba Sénégal yëpp ci jamono yi ñu toll tembe ci ñooñu la. est-ce que jaadu na 16 millions de Sénégalais ñeenti nit rek lëmbere est-ce que waroon nañ koo mën a continuer nangu ci dëkk bi loo wax nag ñu ne la ñun ñoo yor nguur force restera à la loi te loi boobu duñ ko tudd lu dul bu dee opposant loi boobu dañ koy wëlbati pour mun a jot ci opposant waaye ñoom saa suñu waree loi bi war a dal seen kaw mu ne mukk du fi am ñaata nit ñoo fi def njombe yoo xam ne kenn mënu ko tudd tey ñi ngi romb Sénégalais di leen narge loolu nag la ñu mënut a nangooti loolu tax nit ñi jóg ne lii dootuñu ko nangu dootu fi am ñu war nag di waxtaan dëgg ndax Macky Sall li ko beewloo bokk na ci ñun Sénégalais yi ñenn ci ñun Sénégalais yi balaa may dee nit ñi toog ñii naan analyse politique lañu ñii naan lii lañ ñu naan c'est un génie politique parce que yow mun ngaa dal ci sa adversaire mun ngaa complot sa adversaire mun ngaa jënd sa adversaire wëlbati ko ba suy waxati doo xam lu muy wax lu mu doon loolu mooy génie politique ñun on a besoin de génie d'État koo xam ne bu ñu la jënkee réew nga defar réew mi waaye soxla ñu ay génie politique mooy lañ la dénk nga liggéey ko ba Sénégalais yi soo ne woon sama deuxième mandat jeex na maa ngi dem ñu ne la bàyyiwuñ la parce que résultat nga def waaye jël doole bi ñu la jox rek di dal ci kaw nit ñi 9 ans de Macky Sall li fi am musul am ci Sénégal ñaata adversaire la tëj ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu rek lañu mën a tudd nangooti te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab haute trahison haute trahison mooy wor bi gën a rëy ci wor yi mën a am ndax moom dañ ko falee dafa teg loxoom ci suñu constitution daal di waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def du respecter constitution bi dinaa nekk au service des Sénégalais lii mu def du nekk au service des Sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow kundum fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toi nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yépp ay terroristes lañu
peuple boobu yëpp dafa am ay intérêt yu ne seen gannaaw di leen financer ndaw ñii dañoo mës a gis ku leen financer taxaw saaga sa peuple ñëpp wét yow dong sa palais tey soo demee ville soo ko fekkee foofu moom dong ak palais cundum peuple bi yëpp nekk fii su dul woon militaire ak armée bu nekk suñu diggante tey jii kenn ay bagaasam dañ koy fol loolu foog ngeen ni mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax na su ngeen dégloo nit à 8 heures à 9 heures yéen a koy jox seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral sénégalais yi wallahi dama ko waat wallahi lañ ma tuumal bu amoon du ma nangu benn sénégalais am xoosu waxuma laa bakkan di ci rot parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat loolu du ma ko nangu sama kanam borom responsabilité Macky Sall la ak comploteur am ba tax nag ñu ne ab président de la république am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la république boo xam ne war naa féewale peuple am di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo wala di xeex amul président de la république boo xam ne war naa gouverner ci li tubaab di wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord mag yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président de la république te ñun ñëpp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal tey de laay doog a léegi Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd gëm-gëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn waru koo d'accord te di ci woo ñëpp nag ba ci boolem média yi ñun ñëpp dañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññ nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëgg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taal réew nañu delloo si suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnelle kenn ku nekk deram rek la am waaye xëy su booba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog a am te dafa war a dakk Macky Sall moomul réew mi ñun ñëpp ñoo waroon jël suñu responsabilité te lii defe naa buñ ci génnee dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que maa ngi seetaan programme yi je vois moins d'arrogance ñenn ñi sax ñëwetuñu dem plateau waaye suñu demee plateau dañuy wax ju sedd est-ce que waroon nañu toog ba egsi fii gouvernance de l'arrogance xëy suba ba ngoon jot di saaga nit ñi loolu ñun ñëpp war nañ cee jël ay jàngal ku ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg warloo leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam seddul ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ci nga toog nga mettre leen ci ay situation yoo xam ne ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey bi may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens de la responsabilité ak seen hauteur man dama leen mujj naw GIGN bés buñ may jàpp ba tey biñ may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk brigade de recherche nous avons
une très grande gendarmerie ngalawaay bu ñu caaxaane suñuy institution des professionnels dinañu respecter ordre mais sans zèle sans brutaliser kenn musuma sax bëmëx kenn musuma xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yëpp ñeeñu ko ngalawaay Macky Sall bul yàq suñu réew. gendarme boobu gaañu barki démb ci ñi ma yoroon la 12 GIGN yi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag un patriote, une fierté pour le Sénégal ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey kon yooyu nañ ciy bàyyi xel te gëm naa ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen corps kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir sénégalais waaye suñu diggante ak suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen di wax tamit ni Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais Macky Sall mooy le seul responsable de lii xew ni ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu jaas Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey ji amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne bi ñu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génn nañu génne xale yi ñu xeex waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime defe naa mel nu man ci ñeenti candidats yi maa yor position boobu ba léegi. bu kenn dem bale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëmee réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan wi yëpp jóg tàccu. ñu préparé suñu élection anticipée ñi war a dem jàmmarloo waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne nañu koy wàcce ñaareel bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ni def na haute trahison mënatoo wala ci ànd ak moom ci ay gouvernement léegi nag mu des fi ma bëgg a waxtaanee Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu koo arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Tidiane wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis ñii ci ndaw ñi kenn mënatu koo arrêté. La révolution est en marche te gën see gudd 2024 ñu mottali ko la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réewu Afrique yu bëri def nañ ko mooy dañuy continuer cette révolution ba dégg ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbir mi te ñaari armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seen i nit préparer leen pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp lu ñu doon yóotu ak di ko préparer dañ ko ñàkk moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñun ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu ne du lépp nag la ñuy wax ci télé waaye suñu responsable ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg a yem waaye nag teewul loolu tekkiwul nag nii dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan nañ koy encadrer mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force
kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam yi lu ñu exiger Macky Sall la bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul tax ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a gore di ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 bu ay bakkan rot ci bi mu toogee ci nguur bi da leen a fàtte ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tëj leen kaso ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci exigence ak état du Sénégal dañu war a jox ndàmpaay seeni famille ñaareel bi mooy ñi ci gaañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a jox ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci lu mu gën a rafetee ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition te nag premier point bi ma njëkk a wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce qu'il faut ñu xam kan moo tiré ak kan moo rey ay affaire u Balla Gaye jaar na fi leneen ak leneen ba léegi kenn xamul lu xew ak kan la loolu tax nit ñi di am fit defaat enquête indépendante ñuy wax nag nii ñu ngi déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguuru Macky Sall la xewee fii Sénégal ñetteel bi mooy bis ni ki tey dootuñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di leen espionner di leen mettre sur écoute la terreur va changer de camp dootuñu ko nangul Macky Sall yooyu il faut mu jeex tey démb dégg ngeen gendarme bu démissionné parce que def na liggéeyam ni mu ko war a defee ñu envoyé ko ay police ñu koy espionner suba ngoon Macky Sall moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina dagg bis ni ci tey ñaareel bi mooy ñii nga xam ne ay milices la yu mu jël moom ay sambabo yi ñu jël jox leen xaalis ñu yor ay jaas yi ak ay fital di fit nit ñi exigence nañ leen a identifier jàpp leen livrer leen à la justice yu àtte leen ñoom ak ñi leen yónni la ñoom ak seen commanditaire juróomeel bi mooy Macky Sall bëgg na ko bañ na ko dina créer les conditions pour ñu mën a dem ci ay élections nu mu gën a leeree ay wuruj fichier électoral jeex na ci Sénégal yor say carte d'identité ne du ma ko jox ndaw ñi parce que ànduñoo ak man jeex na ci Sénégal Macky Sall dina créer les conditions yu ñu mënee demee ci élection xam ne ñépp lay tolloole ku peuple bi tànn ñu ne kii la juróom-benneel bi mooy ci ni mu gën a gaawee il faut ñu organiser élection yi ci élection locale Sénégalais yi tànn seen i maire parce que maire yoo xam ne seen mandat léegi mu def 10 ans kenn mënatu koo nangu dina organiser élection législative en 2022 Sénégalais yi tànn seen député jox seen bopp assemblée bi ñu bëgg waaye dina organiser 2024 élection présidentielle ci ni mu gën a rafetee lii lenn rek moo mën a doon exception mooy mu dem ba xam ni moom dirigeetul Sénégal amatul légitimité Sénégal mu ne démissionné naa ñu def élection anticipée waaye duñ ko may benn report mu toog naan maay buum maay bumi maay seet kañ laa koy def ak ni ma koy defee kooku moom jeex na Sénégal juróom-ñaareel bi mooy na delloo ñi mu xañ seen droit civique benn ci Khalifa Ababacar Sall bii ñaar ci Karim Wade
parce que loo xam ne yëkkati nga ko dem ba juridiction internationale ñu ne la jaarul yoon nga ne damay jaay doole kooku du nekk candidat ci réew mi loolu suñ ko seetaanee ëllëg ci man la ñëw gannaaw suba ci keneen lay dem dootu fi nangu élection lu dul ko ku fi war a nekk candidat nga war a nekk candidat Sénégalais yi seet ku leen doy ñu tànn ko waaye Macky Sall mooy tànn kuy candidat ku dul candidat loolu jeex na Sénégal juróom-ñeenteel bi mooy moom Macky Sall na taxaw jàkkaarloog Sénégalais yépp amul moo bon vouloir wala ni oui ni non fii non rek moo fi am na jàkkaarloog Sénégalais yépp ne troisième sax dootuma ko tudd wax ma la mandat amu ci droit te peuple bi nee na amu ci droit peuple bi nee na deuxième mandat sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati naan ay ni oui ni non ak yi demet jeex na 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amee beneen république bu mu am nag mën na fa dem nekk candidat lii lépp nag dafa am lu mu àndal mooy li may ñaan le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi wàññeeku mukk nag tey lañu war a gën a mobiliser wu chacun et chacune kenn ku ne ci ñun am na sañ-sañu jëfandikoo àqam bi nga xam ne constitution moo ko may ni man duma nangu ko ma noot loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yi yëpp weesu nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey won nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée France mun a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mun koo bàyyi keneen ak keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñu ne la doo fi manifester parce que son excellence Macky deuxième nee na kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposer ñu continuer manifestation yi jël benn fan wala ñaar ci semaine bi 1 million de Sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa exiger que lii ma wax 9 mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokku Macky Sall da koy respecté wala dootul am jàmm ci réew mi su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul doon ñun loolu jeex na ci réew mi may wax nag gannaaw bi ma waxee li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñii ñëpp nag di acteurs politiques askan wi mérité na des acteurs politiques qui soient à leur hauteur ñun ñëpp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi nañu delloo politique sa noblesse nañu jël engagement ñun ñëpp waat ko ni peuple bi rek moo ñu ñor kenn new fi di politique pour xaalis booy am ku bëgg ay milliards uti ko feneen waaye politique servir ton peuple la yaa ciy sonn dépenser si ñàkk ci ba dee waaye waroo ku foog ni ci milliards ci politique nga amee milliards ndax nga sa bopp loolu dafa war a dakk Sénégal mën nañu am ay projets yu wuute mën nañu am gis-gis yu wuute waaye ñun ñëpp nañu bokk bëgg réew mi nañu bëgg réew mi jaay intérêt réew mi li Macky Sall def daf fi war a dakk suñu ressource naturelle nga jaay suñu marché public nga jaay lu la neex nga def loolu jeex na ci Sénégal kon dama bëgg ñu nit peuple bi waruñoo gën a gore man Ousmane Sonko je ne mérite pas ce peuple là je ne le mérite pas gisuma lan laa def ba peuple bi war a daj lii mu daj ci ñun kon ñu nit nañu jël engagement solennel ni bis ni ci tey un nouveau départ la ñu jël parce que réew mi yomb naa defar de te peuple bi amatul droit un troisième ou un quatrième départ bii pas ça doit être le bon départ su dee nag dañuy ŋàññi ñi fi ne ba jëlee leen fi ñëw def la ñu defoon wala lu ko yées
defe naa bu au bout du compte peuple bi mooy mujj génn ci ñun ñëpp. kon loolu ci lu jëm ci ñun la ngelawaay nañ ci góorgóorlu. ma yokk ci benn poñ la ma ciy waxtaan bëri na trop waaye dafa fekk li tubaab di wax machiavélisme ñu bëgg a utiliser yenn yi à des fins strictement politiques. may sànni ay kàddu jëmale ko ci Casamance une dernière fois samay mbokk laay waxal wala lenn ci samay mbokk ndax yàlla may na ma bokk fépp ak lu nit mënoon jàpp ba tax nga jël ngàndaay dugg ci àll bi jàpp ni dañ laa xeeb jàpp ni dañ laa boolewul jàpp ni citoyen de seconde zone nga boo xoolee li xew tey ci Sénégal di nga xam ne loolu amut. ndax gannaaw bu ma doonee doomu Sénégal doomu Casamance la waaye ñii ñëpp jóg taxaw muy Touba muy Ndar muy Fuuta muy Bakel muy kenn Cees ak feneen ak feneen jóg taxaw seetuñu kii fu mu bokk dañu ne dëgg jot na nañu xeex dëgg. kon li ma leen di ñaan mooy ci 6 mois yii juróom benn weer yii li ma ñaan samay mbokk ci Casamance ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg génn ci àll bi. ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg sans condition génn ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp sénégalais lañ ñun ñëpp africain lañu. gannaaw ga ngeen ànd ak suñu armée fépp fu nit mi nekkoon ngeen wane carte yi ñu génne mini génne ndël yi sauver population yi. bu ñu nangooti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que kii tiire ak ki muy tiire ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu. ñun ñëpp benn lañu kon loolu muy appel boo xam ne maa ngi koy lancé parce que lu ma ñor a ñor la te boo seetee li xew Sénégal tey di nga xam ni Sénégal yëpp wane na ñun ñëpp benn bopp lañu kon lii lañu bëggoon sànni ci kàddu yu gàtt